RFM rajo Futur Média benn waxtu du une heure jot na sënkam ci studio Ndeye Awa Mbaye xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. jéyee ju ànd ak tiis mu di benn policier bu xaru loolee ci yor gi la fële ca rond point bu Sandaga nee nañu ciseau la yoroon jam ko boppam ba jaare ca faatu. lu toll ci fanweeri doomi aadama yu jëloon mbëkk mi jóge woon Gambie doon dem fële ci réewum Espagne plage Soumbédioune bi fa la ñu teere mu di lool ñi ngi koy waxtaane jamono ji ca boobi la diwaan danañ fa dem seedi kon ak yëf yi ana nan la demee leneen loolu it danañ ko waxtaane ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci jàppante bu am ci mool yu fekk baax diwaanu Mbuur yëf yi ci ay caax mu di mbaal ca la coow la amee am ñu ci tegoon loxo ginnaaw bi sax ci xibaar yi ñu mujjee jot mooy yoon teggi na leen loxo bàyyi nañ leen kenn ñu dem traite gerte bi mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi ñu seen xam-xam màcc jëm ci yooyu le wala am ci njàqare sabab li moo di lii doxandéem di ñëw ci réew mi jënd gerte gi yóbbu la ñu ne buñ ci sàkkuti pexe mën naa juri jafe-jafe ci jiwu yu ëllëg SDE di sénégalaise des eaux ak it Suez mi nga xam ne moo ko fi war a wutu Suez war a ñëw ak dikkam fukki fan ak juróom-ñeent daanaka moo ca des jamono ji ñu toll ci xool ana lan la SDE moom ci bagage ak nu mu koy joxe fan la yëf yi toll daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop ci gëstu ci xibaaru digg bëccëg gi loolee it bu ñu ca noppee toftal ci gëstu bu ñu jëmee ci garab yi mu di médicament yi ni ñuy duggee ci réew mi ak it bu ñu duggee fañ leen di yóbbu li tax ñu koy waxtaane bokk na ci xibaar boobu suñu nattangooy l'observateur yi xëy nañu ko mu di garab gu ñu yóbbu woon ci pharmacie yi ginnaaw bi ñu génnee ko fa ndax dañoo gis ne la ñuy séentu ci garab ba war koo mën a jaay am na lu ca des soxna Binta Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye. waaw biti réew yaa ñu koy faram-fàcce luñ ci mën jàpp. ñu jàpp ci Algérie nga xam ne coow li mi ngi gën di tar ci mbedd mi fekk ëllëg ñu war a voté njiitu réew bi fay war a wuutu Abdelaziz Bouteflika ñu bari nag ci askan waa ñu ni bëgguñu candidat ya ndax système Bouteflika képp la ñu bokk réewu Mali dàq ka toogal MINUSMA ca Kidal tey jii gën gaa gàtt doomu France boobule dina génn ca réew ma mu yemook réunion bi président Macron prié njiitu réew yi bokk G5 Sahel altine lay doon ca Pau ca soowu France président Tchad moom nee na du ca dem. prié ngir sama maam ji déggatu tubaab mooy ndaje moom woolu gaaña Cheikh Tidiane nuyu naa la. maa ngi lay fay Ndiaye. tàggat yaram luñ ci mën jàpp. wàllu football danañ ko daal di waxtaane ak fédération sénégalaise bu football daal di jël dogal tey jii sargal yenn ci ay équipe yi nga xamante ni daal dañoo ràññeeku ci gile saison bokk na si ñooñu la équipe nationale junior bu Sénégal bu football ak itam équipe beach soccer bi danañ dellu si seen parcours ànd sek kii di Soda Thiam leneen li nga xamante ne fas yéene nañ ko waxtaane moo di mbirum Moussa Wagué mi nga xamante ni ñu ngi koy gën a gis daal ci biir équipe FC Barcelone bu ci mujj moo di démb ci équipe FC Barcelone bu doon football ci Ligue des Champions ma nga ci woon naam équipe la bi nga xamante ni ñu ci bëri ci lii di titulaire yi bokkuñu si waaye ma nga ci woon waaye gis nañu daal bu fekkente ne fa mu jàpp baw ko lu yàggatul dara war naa mën a am place de titulaire foofu la ci équipe ba loolu nañ ci ànd ak kenn si suñuy consultant xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw biti réew ak tàggat yaram dinañ leen jukkees ak lëf ci yëglikaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanoo gën ci gis-gis tey jii liñ ci waxtaane mi ngi jëm ci traitu gerte gi mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte googe seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon Abdoulaye Diop moo nekk ci machine ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp rek la ñu duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg gi xibaar bopp sànq la ñu ci jot mu di benn policier bu ñu ne dafa faat boppam dafa xaru yëf yaa nga xewee ca rond point Sandaga am na sax ñu ne ab ASP la mais lu ci mën di doon daal danañu ko topp waaye leer ba leer moo di loolee moom am na ci anam yamu xaroo nee nañu ab ciseau la jël daal di koy jam boppam ay jamat yu bari benn ci loxo benn ca baat ba ak feneen ci yaram bi am yi ñoo xamante ne ji fekkee nañu yëf ya jéem nañu ko taxawu jéem ko jàpp waaye mujjuñu kon am li ñu bëgg ginnaaw bi ca la kon faatu moom waa joojee xamaguñu mooy kan maanaam aw turam ak fan la cosaanoo ñi ko tiim daal gis ko nee nañu booy seet ay atam bu fanweer yi mateet la cay tegu bariwul xibaar la bopp des nañu ko topp dikkaat ceeg yeneen i leeral ci suñu yeneen jotaayu xibaar fanweeri doomi aadama yoo xamante ne ji dañoo bëggoon a jël gaali looco yu mbëkk wutali bitim réew ña nga bàyyeekoo woon Gambie fa la seen gaal déparé ñu wutali woon réewum Espagne waaye ci plage bu Soumbédioune fii ci Ndakaaru fa la ñu mujj police teg leen loxo mu di mbir moo xamante ne ji dafay dellu si waat rek mbirum immigration clandestine ak it lu aju ci li nga xamante ne ji mooy lañ leen mën a toppee bu ñu leen jàppee leerali Alaaji Njogu Jeen réewum Espagne lañ bëggoon a dem waaye Soumbédioune lañ mujj a yemm ñoom ñooñu nag jëloon gaal ay policiers yu commissariat bu Médina ñoo leen teg loxo booru 4 heures du matin fekk nag yooyu les policiers yëgoon nañ ne am na gaal gu départ Gambie yëpp ay nit ñu bëri yu bëgg a dem ca Espagne ñu jàpp nag ñu ngi toll ci fanweer muy fukki doomu Sénégal ak fukki doomu Gambie bi ñu leen jàppee nag yóbbu nañ leen ca commissariat bu Médina laata nag ñu leen di jébbal banqaas bi nga xamante ne mooy xeex wàllum tukki bu jaarul yoon di division
division nationale de lutte contre le trafic de migrants nekk ca police de l'air et des frontières ci xibaar ñoom ñooñu nag daañu leen déglu jëm ci enquête bi te sax mën naa am ñu jébbal leen procureur ndax li ñu def maanaam jël gaal ngir dem bitim réew yoon da koo tere. mu des nag léegi ñu xam ñan ñoo leen doon jéem a yóbbu fanweeru nit ñooñu nag ñu jàpp leen lu yees semaine gannaaw bi benn gaal bu yeboon ay nit si bëgg a dem Espagne suuxee ci waaxu Mauritanie lu jege téeméer nit ñàkkoon seen bakken bokk ci ñoom fukk ak juróomi doomu Sénégal naka noonu tam juróom fukk ak ñaar doomu Gambie doomu Sénégal yi ci mucc nag toll ci fukk ak ñaar delloosi leen ci réew mi samedi bi ñu génn ba ñibbi nañu ci seeni mbokk. fanweeri doomi aadama yooyee jëloon gaali loo coy bëggoon a mbëkk wutali bi ci réew ca teeree ji plage bu Soumbédioune ba yoon teg leen loxo foofee ca plage bu Soumbédioune moom la ñu fay waxtaane ña ko fekkee di nittali yëf yeeg li ñu ci xam reportage ca Soumbédioune Nafissatou Sylla. ay Gambien man dégg naa ko suba si ay Gambien ay duñu ay Sénégalais ay étranger. xibaar bi nag ci saasi la jàll ci plage yu Soumbédioune nappkat yi jugee géej wër seen bool di lekk seen yaboy bu ñu lakk ñoom mais nag li ñuy waxtaanee mooy tey li xew foofee ci Soumbédioune. ma teere laa ko yëg de. gaago dëkk fi de xanaa. gaago dëkk fi de. waaw dinaa Gambie la jógee ay Gambien lañ jaa. dañ leen dàq xamu te xam nga ñoom tamit xamuñu géej gi bu baax loolu moo indiloon seen accident bi boobu passé woon xamuñu géej gi bu baax loolu moo xam naa loolu moo tax ñu jaar fii. bi ma teeree laa dégg ñu koy wax mais xam nga loolu tamit da ngay waaru. waaw xam naa ci fayer gi la daal ci fayer gi la moom parce que ma fekk mu fi ñi la fekkoon jamono yi toll nii moom nañu bàyyi xel bu baax ci géej gi rek. Ousmane Diop am ci lu toll juróom benn fukki at di nappkat moom ci ñi njëkk a gis gaal gi la bokk waaye paa bile ñeme wuta woon jege leen. gaal gi nag man seen naa ko bi ñuy teer mais actuellement demuma si ñoom. boobu tax maa ngi fii ñoom ñu ngi nekk nale si lëndëm du ma mun a gis image bi quoi. man fii laay fanaan mais gis naa leen mais nag xaw ma boobu temps ñan la dama ne foon histoire la rek bu am noonu ak nit ñi loolu moo tax. dégg naa nit ñi ak nit ñi doon yéegee di dem mais prêté wu ma attention ne clandestin la si suba gi nag laa soog a dégg ne affaire clandestin la. ci Soumbédioune nag ñëpp moom la ñuy waxtaanee waaye li ëpp solo ci seen i kàddu mooy ni. waaye mooy li ma gis ni da ngay dem clandestin di passe di yàq say 700000 say 800000 boo ko toogoon Sénégal fii da ngay liggéey. ay bés yi la ñu génn nag amoon na benn gaal bu këpp ci waaxi Mauritanie ba juróom ñaari doomu Sénégal daal ci ñàkk seen i bakken ñu doon ay doomi Kaolack am sax ñeneen ñu ca bokk sokkee ko ca Gambie mu mel ni nag loolu ba tey doyul ngir daal di freiner ñi nga xamante ne ñoo bëgg a sóobu ci géej gi. ngir daal di tukki bu dëppawut ak yoon. Nafissatou Sylla andi ay leeral rek jëm ci li nga xamante ne ji mooy xibaar bi ñu doore sànq mu di benn policier boo xam ne dafa xaru fële ca rond-point Sandaga leer na ab policier la moom moo xaru ca rond-point Sandaga loolee daanaka sànq la ci anam yi mu xaroo ciseau la jël doon ko jamat boppam ba gaañee daw di ko wàllu fekk na yëf yëpp ko doole ginnaaw bi ab diir la ñu ca teg rek mu daal di faatu kon leer na ab policier la. wutali diwaanu Mbour Abdourahmane Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. jafe-jafe yi jàppante yoo xamante ne ji am na ci diggante mool yi ñu ne Mbour la ñu fekk baax ba yëfee teere ji ci yoon tey jii ñu xëy doon manifester am na ca sax ñooñu yoon tegoon nañ leen loxo waaye xibaar yi ñu mujjee moo di dañ leen a bàyyi. waaw Mohamed noonu la demee mujjantal ga bàyyi nañu ñaari nappkat yi nga xam ne dañ leen tegoon loxo ndax ab xeex bi nga xam ne jiboon na ci diggante nappkat yi ñenn ci ay nappkat ñoo doon wax ni rek li nga xam ne moom mooy anam bi ñuy nappee maanaam monofilament filet yooyu dañ ko fi tere donte sax am na benn arrêté buy wone ni monofilament bi war nañ ko appliquer ci Mbour donc nag ci la nappkat yi daal di jàppante xeex mu am ci ñi nga xam ne am nañ ci gaañu ñeneen ñi daal di yàq seeni matériel ba mbir mi teere jee fi nga xam ne nag moom mooy police commissaire bi nag daal di teg loxo ñaar ci ñoom waaye mujjantal ga daal dina leen bàyyi ñu daal di ñibbi seeni kër ndax li nga xam ni moom mooy kilifa yi jot nañu waxtaan ba jéem a trouver solution ci mbir mi solution bi nag commissaire bi dafa leen ne ñoom nappkat yi nañu dem jéem a toog wut audience ki ak ki nga xam ne moom mooy jëwriñ bi yor wàllum napp gi moom mi nga xam ni moom moo joxe woon interdiction boobu wala boog autorisation pêche monofilament bi ci diwaanu Mbour ngir ñu xool nan la ñuy amee solution ci mbir moomu donc ñi nga xam ne jotoon nañ leen teg loxo fi mu ne nii Mouhamed bàyyi nañ leen. mi ngi noonu Abdourahmane Diallo di la gërëm bu baax a baax di la sant toppal ñu xibaar boobee rek des na ci dellusiwaat ci yeneen jotaayu xibaar des ci leneen mu di contrat d'affermage bi nga xam ne moo lëkkale SDE ak Sénégal dafay jeex
Suez mi ko war a wuutu war a kon jël lengey mu di SDE ak SONES fa ñu toll jamono ji daal mooy xool li nga xamante ne ji ñoo ko moom ñu seet kon ana nan la ñu koy joxe kër gi leen war a wuutu loolu nag ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo nekk ca Suez ca SDE kon ñaawul nañu ko mooy daal bëggoon nañu lu bare bari lu ñu lijjanti ko état bu Sénégal waaye loolee mënut a nekk li am ba des daal mooy ñoo nga ci lijjanti yu mujj yi ngir waajal gan gi war a ñëw di Suez Georges Déthié Diop ciy leeral. ci SDE ñu ngi tënk patrimoine bi ci jumtukaay yi ñu leen jox ñu koy jëfandikoo ak itam jumtukaay yi nga xamante ne ñu ngi ko moomal seeni bopp waaye nag joxewuñ xayma bi ci wàllub koppar li ko waral moo di inventaire bi dañ koy def ba ca weerug janvier lépp nag dana nekk ci ab protocole de fin de contrat bi nga xamante ne mooy dox diggante nguurug Sénégal ak sénégalaise des eaux gouvernement bi nag fa mu taxaw la taxaw ne 31 décembre bu jotee du amati benn prolongation contrat bi dox diggante état bu Sénégal ak SDE bu 0 heure jotee ca lay jeex ci ëllëg sa di 1er janvier société bu bees bi jël gestion bi anam yëpp nag danañ ko def ci ab protocole de fin de contrat protocole boobu day bàyyee xel li ñu duppee bien de l'affermage mu di li nga xamante ne nguur gi moo ko moom jox ko SDE ngir mu liggéeyee ko ak yeneen moomee li nga xamante ne moom la ñuy def inventaire yi ci bu njëkk bi nag waa SDE dañ ko war a delloo waa SONES te buñ ko koy delloo ci anam yu baax lañ ko koy delloo lu jëm nag ci ni ñu war a jënd seen i moomeel SDE foofee la bëggoon def ab forcing maanaam indi coow ndax sénégalaise des eaux li mu bëggoon ci sunu xibaar moo di waxtaan moom kot ak nguurug Sénégal ni ñu war a jënd yenn ci ay moomeel bi nga xamante ne matériel d'exploitation ouvrage yi ak production yi nga xamante ne état bi moo ko moom te bokkuñu ca loolee nag nguur gi da ko bañoon ba tëdd ci naaj bi Suez moo leen di mujjee jënd te Suez dana mën a jënd li nga xamante ne soxla na ko bàyyi yenn yi nga xamante ne yite woowu ko ñu xamal ne itam ni exploitation bi ci li muy dépendre moo di ni ñuy jox waa Suez information technique yi maanaam réseau beeg patrimoine bi noonu itam lay demee ci yenn données administratives yi ni ki convention de vente yeeg contrat yi ak procédures yi lu ni mel itam mooy am ci yenn éléments yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu liggéeykat yi yenn texte yi ak convention yi nga xamante ne mooy tënk liggéey fii ci Sénégal données clientèle yi naka noonu liste abonné yi facturation bi ak logiciel yeeg numéro compteur yeeg ak li ñu fayagul loole yëpp dañ ko war a eggee ñi nga xamante ne ñoo di waa Suez ngir lépp jaar nag yoon teggandi nañ fi ab comité bi nga xamante ne ministère de l'eau et de l'assainissement moo ko jiite Suez ak SDE formé ab équipe di liggéey ci wàllu woowee doxalin boobu itam mooy am diggante Suez ak SONES ak SDE ñoom nag jamono ji ñu ngi def lépp ba def inventaire u bien yooyee yëpp xayma bi fii ak weeru janvier lay doon gën kaa yéex 5% jàpp 8% moom la ñu fas yéene yokk ci salaire u liggéeykat yi ci secteur privé bi dogal boobee ak déggoo am ci diggante ñi nga xam ne ñoo di syndicat yeeg patronat bi benn fan ci weeru janvier ca la yëf ya war a tàmbalee lu ne mel waa CNTS di confédération nationale des travailleurs du Sénégal rafetlu ko ñu teewlu kàddu yi Lamine Fall mi nga xamante ne ji moo yore jokkoo gi ci CNTS am nay kàddu yu mu ci dénk Awa Mbaye di ko rafetlu rek parce que nag ñun ñoo ko doon laaj ñun bokkoon nañ ci santaay yi ko doon laaj bayer boo gisee document bi ñun ñoo ko signé kon lu ñu rafetlu la di wax ne yàgg na c'est vrai bañ koy laaj ak léegi jafe woon na itam waaye employé def nañ effort ñoom tamit kon dañ koy rafetlu jàpp nañ ne xam nga salaire bu ñu koy yokk dafay am lu muy jur li muy jur mooy c'est vrai que dana am tuuti lu mu def ci coffre-fort liggéey ci coffre-fort patron bi waaye li muy jur moo ëpp njëriñ ndax li muy jur mooy rataxal diggante bi rataxal climat social bi ba jàmm am bu jàmm amee ci kër nag li muy jur itam mooy productivité bu baax donc kër gi itam defe naa ne dana ci gis boppam li ñu bëgg a foofu rek mooy liggéeykat ak patronat ñoo bokk entreprise bi comme seenug juboo dafay am solo ci kër gi dana rataxal relation yi mais aussi dana jur productivité donc dana jur alal kon nag jàpp nañ ne vraiment même bu jee jur dara ci coffre-fort liggéey kër yi njaatige bi am na lu muy jur au finish. Lamine Fall chargé de communication bu CNTS xibaaru digg ba ci gi ci rajo Futur Média ngeen di déglu benn waxtu du une heure fegg na fukki minute ak ñeent. ak RFM kumpa jeex na. tey ji suñu naataango yi l'observateur yi xëy nañu ab xibaar mu di garab goo xam ne dañoo jël dogal génne ko ci pharmacie yi ndax anam yi nga xam ne moom la ñu santaane ngir garab war koo mel ba askan wi warees koo jëfandikoo garab googee làmboo wut ak yooyu la anam garab ci boppam laata mu yegg ci pharmacie yi ñu di ko jaay askan wi li ñu seetlu mooy bari na fu muy jaar loolee lañ ca jublu mooy fexe ba xool qualité bi waaye taxaw ci kaaraangeeg wér-gu-yaramu askan wi loolee moo tax ñu cay waggar bu ñu seetloo ne garab gi am na lu ca jaarul yoon dañu koy génne
ne loole mu di kàddu yu leeral yoo xamante ne ji kon ñu yëngu ci wàll wi ñoom ñoo ko xamle ci bile gëstu ñu ànd ci ak Awa Mbaye. garab dinañ ko bindal nit ordonnance mu dem ca pharmacie jënd ko waaye laata muy toll foofu am na yoon bu gudd bu mu jaar professeur Mbagnick Yérim Diop di ko lim benn par benn moom mooy directeur pharmacie ak médicament ca ministère de la santé. garab moom balaa muy dugg Sénégal garab bu ne ministère de la santé daf koy jox autorisation ba xam ne ñun direction pharmacie ñun ñooy càmbar maanaam dossier defarkati garab bi xool ndax baax na wala baaxul pour mun ko permettre mu dugg Sénégal. dogal boobu nga xamante ne ministère de la santé lay jóge ngir ñu mën a jaay garab gi li ciy topp mooy grossiste yi ñoo koy jéggaani bitim réew indi ko jaay ko pharmacien yi docteur Mouhamadou Sow bokk ci ordre des pharmaciens. Sénégal ñeenti entreprise yu mag moo fi nekk ñuy wax grossiste répartiteur ñooñu ci boppam ñooy jox pharmacie yi ay garab donc ba ci pharmacie nekk ci mbedd yi donc loolu mooy circuit privé bi. daanaka yoon wi privé bi nekk fa la public ba di jaar waaye dañ ci yokk code des marchés loolee moo koy tënk bu ñu sukkandikoo ci kàddu professeur Yérim Mbagnick Diop mi wax ne yoon wu leer woowu moo tax garab bu ñu ko bëggee génnee ci njaay mi teg ko fële ndax dafa am ay risques mu yomb ci ñoom. suñu bëggee rek ci médicament dañu koy décider rek par une note ci France su affaire yi du jógee ñooy njëkk a bloqué ñëpp ko yëg. instantanément c'est juste une mesure de précaution pour aar askan wi xool lan mooy problème de qualité bi avant ñu koy dugalaat ci marché bi. yoon wi tënk garab ba mu mujjee ci pharmacie ñu jënd ko fekku ci li ñu naan marché noir ñoom amul yoon wala règlement bu ñuy topp jëm ci kaaraange garab gi loolee tax mu doon danger bu rëy ci askan wi koy jëfandikoo. soxna Awa Mbaye collectivité territoriale yi bokk na ci ñu gën a lonku ci wàllu secteur minier loolee 2010 ak léegi ndax état bi li nga xam ne loolu la warloo ak ñoom jëfewu ko rax ci dolli te li ñu naan fonds d'appui au développement nga xam ne entreprise yi yëngu ci wutum mine dañ ko war di baaxee barab ya ñu nekk daanaka fexe wuñu maanaam matale wuñu ko mu di lool des cee war a jëli ay matuwaay gis-gisu Abdoul Aziz Diop la mooy président bu commission communication moo ne woon tey ji ganu RFM matin. Sénégal en 2009 dafa am décret bu ñu jëloon le décret 2009-1334 mu tuddee ko fonds de péréquation et d'appui 20% des redevances et des droits fixes dafa war delluwaat ci gox-goxaan yi mais ba bis ni tey benn dërëm bu jógee ci rente minière bi c'est-à-dire li entreprise yi di fay état collecté ko delluwaatul ci gox-goxaan yi de 2010 à nos jours génnewaat nañ benn décret en 2015 génne arrêté bi c'est l'arrêté 22469 du 20 décembre 2017 arrêté boobu xam nga ñaata la wax 7 milliards 640 millions 894 432 francs loolu mooy montant des redevances et des droits fixes pour 6 ans mu war a dellu ci 602 collectivités loolu soo ko xoolee suñu leen ko séddale woon di nga ci gis ñoo xam ne peut-être mën nañu am 15 000 francs du jariñ dara mais mieux état jël beneen disposition le fonds d'appui au développement local 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe entreprise yi exploité par exemple tey entreprise bu nekk damay jël rek Daaru Xudoos ci Tivaouane ñaari usine a nga fa ICS a nga fa GCO nga fa bi def zircon bi mais suñu jëloon disposition boobu mu appliqué wu rek par exemple commune Daaru Xudoos nga xam ne amuñu sax 300 millions de budget 0,5% entreprise yooyu soo xoolee seen cumul seen chiffre d'affaires dépassé na 200 milliards par an dafay dellu 1 milliard boo xam ni dafa war a delluwaat ci commune boobu nga xam ni parce que boobu commune bi mu lor nga xam ni dañuy ñàkk seen i tool ñàkk seen tool gis jafe-jafe yi si wàllu environnement ñooñu la war a delluwaat mais boobu tamit dugal nañ ko ci code minier 2016 IT def na recommandation ne état Sénégal fexe ba xaalis boobu entreprise yi fay depuis 2010 nañ ko delloo gox-goxaan yi parce que loolu c'est un problème d'équité ce président de la République joxoon na ci instruction depuis 2000 suñu rapport 2014 mais dafa am fu mu sooxee. RFM bitim réew. dellu dalalaat Adjaratou Binta Diallo soxna si maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay bu baax Mohamed. ki nga xam ne moo newoon représentant bu MINUSMA fële ci Kidal dafa mel ne dàq nañu ko de. doomu France la réewu Mali nag dafa baalul Christophe Sivillon li mu souhaité bienvenue délégation yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo woon Mali ak bitim réew ci congrès MNLA ba moom nag moo jiite bureau MINUSMA ba ca Kidal kon gët gaa yàgg tey ci guddi war na faa bàyyeekoo ñibbiwaat ca France na dañu ko dàqee ca Mali Daouda Diouf. mbir mi nag mu ngi am fukki fan bi nga xamante ne kii di soldaaru France gi toogal MINUSMA ca réewu Mali rawat na ca Kidal Christophe Sivillon wax ko
ginnaaw nag li ñu fa mën a jàpp dafa moon ab assemblée générale boo xamante ñii di Azawad di ay fippu amaloon ko fanweeri fan ci weeru novembre bi moom nag ña fa nekkoon ci ay gan maanaam ña fa newoon jóge Mali ak bitim réew mu dala leen jàmm lu nu mel nag ñaaw lu woon loolu trop ñi nga xamante mooy kilifa ak Mali yi ba loolu taxoon ki yore mbirum affaires étrangères ca Mali ñu di ko wax ci bile Dramé jàkkaarloo taskati xibaar yi démb ne nag ki nga xamante ne daal moom mooy Christophe Sivion dafa war a jóge Mali ci li mu gën a gaaw moom sax yemu ca ndaxte ñi nga xamante ñooy mouvement société civile ca Mali parti politique yi institution yi ñoom ñëpp nag dañoo naqarlu kàddu gi nga xamante ne soldaaru France boobu wax na ko ndax ne nañ nag jamono yi kooku dafa mel ni daal dafay dugal loxoom ci loo xamante ne yoonam nekku si maanaam autorité malien yi daal ne nañu li ñu gis mooy waa ji war loon wax lu nu mel ndaxte Mali mën dafa am souveraineté boo xamante ne keneen waru cee mën a wax ci loo xamante ne am nañu ko lu nu mel nag moom ñaawlu nañ ko ndax député yi sax ci juróomi fan ci weeru décembre bi génnoon nañ ab déclaration nag moom ñaawlu li nga xamante ne kii di Christophe Sivion wax na ko ñu gis ne nag officier bu militaire bu Mali boobu nag moom jamono yi ñi nga xamante ñoom ñooy MINUSMA ñoo ko fa toogal ñeneen nag ñoom jàpp nañ ne nag li nga xamante ne soldaaru France yi wax nañ ko ñoom nag def nañ ko moom nag ñu ngi koy gëstu nee nañ ñu ngi koy waajal sax pour mu delluwaat ab réewam ñu fàttali nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa réew Mali dañoo ñaawlu lool teewaayu soldaar yi di MINUSMA ak ñi nga xamante ne ñooy Barkhane. moo tax nag Alaaji Daouda Diouf soo moytuwul dogal bi dina gën a naqariwaat waa France ndax jamono yi seen président dégg nañ ko ñu ne daal fépp ci réewu Sahel bi dafa mel ni bëgg ci ñu faa gis militaire français yi loolu sax moo tax moom président Macron woo waa G5 Sahel njiitu réew yi nekk ci G5 Sahel altine lay doon ca Po ca penku France ndax nag dafa bëgg ñu ñëw ñu wax ko ndax bëgg na France teew ci région sahélienne bi ñu jëlee nag xibaar bi ci RFI ne chef d'état yooyu yëpp nag joxe nañu seen accord de principe nee nañu dinañ dem lundi ba mu des président bu Tchad Idriss Déby moom nee na munta dem France ndax nag calendrier ak agenda mayu ko Mamadou Mohamed Ndiaye jàpp itam ne waa États-Unis daal dina ñuy jébbal Niger benn don bu toll ci fukki milliards ak ñaar ci sunuy koppar dimbalee leen ko ci wàllu blindé ay système rajo dañ koo jox nag directement militaire nigérien yi ngir nag ñoo sóobu ci xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex terroriste yi ci biir force G5 Sahel. ñaxtu yaa nga ne kur ci réewum Algérie ci jamono ji ñuy waajal élection présidentielle ya fa fukk diwaan ak juróom-ñeent boobu ba léegi ñu ngi fay fitna yaa ngi fay gën a tar étudiants ya jàpp nañ leen ak ay enseignants jamono yi nag ñi ngi waajal élection présidentielle bi ñu ngi ko waxee ëllëg lay doon suba nag kon algériens yi dinañ dem tànn ana kan moo fa war a wuutu président Abdelaziz Bouteflika juróom-ñetti weer gannaaw bu mu démissionné bi ko askan wi banqué loxoom ba mu jógee ca bopp réew ma lu ca mën a am mooy askan we ñu bëri ci ñoom ca Algérie bëgguñu ñu ne élection ba am ndax ñu bëri ci candidat ya dañoo bokk ci système Bouteflika. ñu wutali Somalie ak cong goo xamante ne ji am na ba sax faat cong gi nee nañu ay Chebab ñoo ko def lu toll ci juróomi doomi aadama faatu nañu ca. mu mel ni kon ñetti civil la ak ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk ci sécurité ci force de sécurité yi attaque bi nag mi ngi am démb ci guddi ci benn hôtel ci capitale ba ñuy wax Mogadiscio ñi nga xam ne ñoo def li ñu mel bokk ci Chebab ya daanaka dañu leen rey takk der yu Somalie yi ñoo leen rey ki wax nag xibaar bi mooy police bu Somalie ñu waroon ci ànd ak Nafissatou Sylla xanaa rek dañ koy dàq rek ba jëmmi jamono. fédération bu football dana neexal tey jii ci ngoon équipe nationale yi nga xamante ne ji kon dañoo wane seen bopp Cheikh Tidiane Diagne. waaw moo di équipe nationale bu football bu U20 ak itam équipe nationale bu beach soccer ni ki tey jii ci ngoon lañ ko fas yéene kon bokk amal ñoom nag fédération jël googu la dogal gannaaw teewaay gu rafet gi nga xamante ni daal teewal nañ ko Sénégal ci compétition yi solo jàmm. sélection nationale U20 bu Sénégal daal di nay jeexal atum 2019 bi ci anamu rafet rawatina sax ba mu daal di gàddoo médaille d'or bi ci tournoi UFOA A bi ñu doom amal gaynde yu ndaw yi nag na leen Mali daan def nañ ko tey ji ndax demoon naan sax ba jàpp ni Mali bête noire sélection sénégalaise yi la waaye nag booy xool sax ñoom ñoo ñu dippee les Aiglons ñoom ñoo taxoon ba Sénégal gàdduwul médaille d'or ba ci CAN 2019 bi waaye nag bile yoon John Lopy ak i ñoñom jël nañ seen revanche ci sélection malienne ñu newoon finaliste ci CAN 2019 bi sélection U20 bu Sénégal amal na parcours bu baax ci coupe du monde catégorie gi ci atum 2019 gi waaye nag ndaw Youssouf Dabo yooyee ca quart de finale nañu daal di yemoon waaye loolu taxul nag ñu daal di defaruwaat rattrapé wu ci Jeux africains yi
foofee sax dañoo daal di dem yéeg ca podium ba ak médaille de bronze kon nag ci loolu ñu gis ne ci atum 2019 bi sélection U20 bu Sénégal am na ci ñetti yoon médaille lu ñeel présentation trophée gi ñu gagné ca Guinée gaynde yu ndaw yi dañu gis seen wet seen mag yi nekk ci sélection beach soccer nga xamante ni ñoom it dañoo jugee ci compétition gu mag ak juróom-benneelu place waaye itam ak trophée fair play loolu ñeeloon mondial FIFA beach soccer foofu nag gayndey sax laataa ñu fa doon dem bokkoon nañ ci World Beach Game ba jëloon fa sax médaille d'argent gannaaw gi ndaw Ngalla Sylla yi daal dinañuy teg seen loxo ci or bi ca tournoi gu ñu doon amal ca Lagos mu di itam jaar-jaar bu rafet ci atum 2019 gi ñeel sélection beach soccer gi. jeex na. waaw jeex na dama ko dégg paru gi ba dama doon xaar mu ne Soda Thiam paru gi ñibbisi na. ma nga noonu yegsi na. waxtaanee wàllu football ak défenseur u Sénégal bii di Moussa Wagué di football ci FC Barcelone démb gis nañ ne football na max bi yëpp waaye taxawaayam am nañu cem benn jàngat. waaw am nañ ci jàngat ndax gis nañu léegi lu ñu koy gën di utiliser ci équipe boobu li nga xamante ni daanaka am fa place dana doon lu jafe loolu ni ki démb moo di jongante gu mujj ci wàllu Ligue des Champions donte sax ñoom Lionel Messi ak yenn ci ay titulaire jotuñoo football Moussa Wagué jot naa jouer seen jongante gu dox seen diggante ak Inter Milan ñu daal di ci am ndam sax loolu nag day firndeel ni daal moom mi Moussa Wagué de plus en plus ki nga xamante ne daal moo di seen entraîneur di Ernesto Valverde mu ngi koy jox chance am léegi nag la ca des moo mu daal di ko saisir loolu moo di kàddu Momar Thioune di kenn si suñu consultant. Moussa Wagué day joueur Sénégal boo xamee nii depuis coupe du monde ba am na lu mu wane woon mu luqeeku ci nit ñi moo di que joueur la boo xamee ni technique am ak fit lu mu am bu dee jouer Barcelone loolu la soxla kon nag moom léegi li mu def nii mooy dafa am solo yàlla def na depuis un bon moment mënul woon a jouer ndaxte ñoom bokkal équipe bi dañuy ñoo xam ne dañoo xarañ te yàgg ci yëf yi buñ ko ci jiitoo nag ñoom Semedo ak ñooñu c'est tout à fait normal mu demee nii waaye nag léegi li mu wane ci ñaar ba ñetti match yi weesu wane na ba démb mu nekk titulaire ci Ligue des Champions kon entraîneur bi gëm na ko te gis na ni xale bi mu ngi progressé kon nag léegi na ko jox chance am ñëw na maanaam boo ñëwee ci kër di gan ndànk ngay def ba keroog yëf yi di mat te fi mu nekk nii yaakaar naa ne mu ngi ci yoon wi te li ko Aliou Cissé defal mooy dernier match su Sénégal bi également mu football mënoo nekk bon pour le Sénégal bi nga xam ne moom moo raw en Afrique ba pare di dem ci équipe yi mag ba pare di taxawaalu à l'image de Sadio Mané Koulibaly ak ñeneen yaakaar naa ne xale la boo xam ne war na mën a progresser li ci des nag mooy na gëm boppam bu gëmee boppam rek incha allah dina ci am ndam ñun tamit ñu am ci ndam ak bànneex. jàpp leen ni Moussa Wagué googule ànd ak Barcelone daal dina qualifié ci wàllu 8e de finale noonu itam ni ki Sadio Mané ak Liverpool Kalidou Koulibaly ak Naples ñoom itam daal nañoo qualifié ci 8e de finale Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ñoom itam daal nañu qualifié ci wàllu 8e de finale ba jàpp leen nag bëccëg bu mujj ci phase de poule yi ni ki tey ji lañ koy daal di amal Paris Saint-Germain googule tey dana tase ak ñi nga xam ne ñoo di waa Galatasaray bu 20h jotee Idrissa Gana Gueye du ca bokk ndax gaañu bi nga xam ne moo ko tëral geneen doomu Sénégal nekk ci beneen club moo di Crépin Diatta ak ñi di waa FC Bruges seen digg ak Real Madrid lay daal di doon waaye Crépin du ko daal di teewee ndax suspension bi nga xam ne jële woon na ko ci ndam bu ñu amoon keroog seen digg ak ñi di waa Galatasaray gannaaw bu mu simmee maayum ñu daal di ko jox benn deuxième carton jaune di carton rouge leneen yi nga xam ne daal mën nañ ko wax ci wàllu jongante groupe B bi 20h Olympiakos ak Étoile Rouge bu Belgrade choc bi nag diggante Bayern Munich lay daal di doon ak ñi di waa Tottenham ci bu 20h jotee groupe C 17h55 Ukraine doomu Ukraine yi di waa Shakhtar Donetsk danañ tase ak ñi di waa Atalanta Dinamo Zagreb dana tase ak ñi di waa Manchester City ci wàllu groupe D bi 20h Atlético Madrid Lokomotiv de Moscou Bayer Leverkusen dana tase ak ñi di waa Juventus de Turin kon bokk Ndiaye lii moo fi gënoon a fës ci xibaar tàggat yaram. ma di la sant di la gërëm bu baax a baax Cheikh Tidiane Diagne jaajëf. ci rajo Futur Média mooy ponk bi mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg si nañu ci liñ ciy waxtaane mooy campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi ñu waxtaane ko ñoo ngi ci waxtaan wi ak Modou Fall maa ngi lay nuyu. Modou Fall jàppandeegul war naa ñëw mooy président bu fédération nationale des organismes privés stockeurs ak transporteurs weneen wàllu it ñuy séntu ci waxtaan wi ak Aliou Dia sëñ bi Dia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo. yaay porte-parole bu comité national de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide laaj bi bu njëkk mooy fi campagne bi tollu tembe ban bilan lañ ci mën def baax na bon na wala dafa yem ci diggante bi. waaw jërëjëf bala may wax campagne rek ma delloowaat suñu borom njukkal sant ko bu baax ndax sunu nawet bii moom na mu déparé woon dafa xawoon a yéex ba nit ñi seen yaakaar mel ni wàññeeku na waaye yàlla wanewaat ci dooleem. ñëw ak taw yu am solo fii nu toll kon ñuy waxu campagne kon suñu borom amul morom. yàlla dogal nag itam gerte moom wax dëgg yàlla ku dem bay wax campagne am nga gerte nu mu toll ak nu mu mel loola kay la ñuy seet waaye gerte moom am na gu baax it am na gu yemamaay. campagne bi nag wax nga dëgg ubbi nañ ko ñetti fan ci mois de décembre.
pour gën a xam nag li nga xam ne moo xewit ci biir réew mi ay bés gii nu génn ministre de l'agriculture àndoon na ak directeur Sonacos ak comité de suivi bi yëpp ànd également ak ay opérateurs ak autorités administratives yi ñu dem seeti point de collecte yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi fa ñu njëkkoon a dem mooy point de collecte bu Modou Fall boobu nga xam ne sax mooy ñëw léegi maa ngi koy nuyu di ko yóbbante nuyu ci ñi mu bokk ak muy opérateurs yi bañ ko jógee dem nañu itam njaareem te usine ba nga xam ne ku ne xam na ko muy Sonacos ànd ak directeur bu Modou Diagne Fada maa ngi koy nuyu au passage di wax ne bi ñu ñëwee ci point de collecte Modou Fall fekk nañ fa ay baykat yoo xam ne wàcce nañ seen gerte keroog di ko fa jaay lañ fa seetlu it mooy liñ digle woon ne teggi tekke moom lañ fa fekk ndax baykat bu jaay keroog sa gerte rek 210 yi nga ko jaayee jël nañ sa xaalis it teg ko sa loxo bañ leen tàllalee micro rek ñu wane daal sant nañ yàlla bu baax te itam bu defee 210 yi buñ dikkee ci point de collecte daal buñ teggee yu tekkee 210 yi ñoom baax na ci ñoom mën nañ koo jaay bañ fa jógee dem nañ njaareem ndax lu point de collecte yi jël njaareem lañ koy yóbbu wala ñu yóbbu ko Kaolack wala ñu yóbbu ko itam fële ca Ziguinchor te Louga waaye bi ñu ñëwee nag fi nga xam ne mooy njaareem te mu gën a ràññeeku fekk nañ fa juróom-ñaari camion ba ñu wàccee ñoom itam seen gerte dañ leen daal di defal facturation ba ca même bis ba ñu fay leen seen xaalis lu jàpp ne bu fekkee noonu mu commencé wéyee na ko campagne bi da tegee ci aw yoon gis nañu itam ne li sañaa waroon a def mooy séddale point de collecte yi lu ëpp junni joxe na ko ci point de collecte yooyu nag fii nu may wax ak yow am na yu commencé waaye am na nag yu commencé wut campagne it mooy mel noonu ndax du départ rek yëpp àndandoo moo tax léeg-léeg dana mel ni dafa xaw a sooxe te nañuy déparé waaye bu ñëpp départ doowut da nga gis foo xam ne point de collecte yooyu tey seeni hangar sax defaraguñ ko seeni boroom a ngay waaj pour defar hangar yi indi seeni bascule seet ka leen koy jëndal ñu jéem a xool du ñuy doxee loola kon la ca des rek mooy gën koo suivre waaye campagne bi moom commencé na te lañ gis ak itam am na solo biir commencé gi seetlu nañ nag ñoo xam ne jëndaguñu ci point de collecte yi dañoo jëleen njëg gi nga xam ne moom la gouvernement bi waxoon ne bu kenn jënd lu yées ñeen fukk ak ñaar jënduñu lu yées ñeen fukk ak ñaar kenn dégg ko fenn ren waaye dañoo jënd nag far lu ëpp ñeen fukk ak ñaar gouvernement bi nag bañul loolu bañut ku jënd sax juróom-benn fukk bañut ku jënd lu ëpp juróom-benn fukk waaye dafa wax ne fu ko nit mën a jëndee it na nga ko dem jëndee ci point de collecte yi nga xam ne moom la ñu wax ne foofa la ñuy jaayee gerte su boobaa ku jënd lu yées 210 dañ la tekkiw yoon waaye ku jënd lu ëpp 210 it loola baykat ba moom moo am wërsëgam xanaa mu àgg foofa waaye buñ ko jëndee ci point de collecte yi daal ñu xam gerte gu ne fu mu jógee gerte gu nekk fu mu jëm danañ mën a fexe itam ba gouvernement bi li nga xam ne moo ko gën a yitteel ci loolu mooy jiw wi bañ a génn ñu bañ ko jënd di ko yóbbu ñu fexe itam ba usines yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñu mën a am gerte goo xam ne gi dana tax usines yi mën a fonctionner doomi réew mi mën cee liggéey su boobaa nag bu ñu paree ñi nga xam ne dañuy jël di yóbbu bitim réew te ñoom jëndam gerte war te nekk sax seen yëf waaye ñoom exporté war kon nañ bay ñiy jënd mooy opérateurs yi ak ñene ca point de collecte ya ñooñu nag buñ paree jaayante ak ñoom ñu door a jël yóbbu ci bitim réew kon libéralisation am na waaye seet nañ ne campagne bi buñ ko libéraliser dañ ko contrôler nag ba leen lu ci war ñu teg ko ci yoonam leer na maa ngi lay gërëm bu baax di la sant allo bon Aliou dem na ma ko doon gërëm joxe na xalaatam ñu des ci waxtaan ak sëñ Modou Fall sëñ Modou waaw alhamdulilah bi nga ñëwee mooy président bu fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs li ma laaj sànq Aliou Dia daanaka laaj bi foofu lay doore mooy campagne bi moom gis nga ni mu ko expliqué ak tolluwaay bi mais tey boo ko doon defal bilan yéen à votre niveau lu muy doon. waaw jërëjëf ñoo ngi nuyu sëñ Aliou Dia moomu au passage honorable député ñu ngi koy ziar bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla kenn du wax monde rural ca tuddoo ko ñu ngi def ay jéego yu mag ci àll bi. ñu ngi leen di ziare yéen tamit du nuyu mbokku baykat yëpp comme ni ñu ko waxee rek ni mu ko waxee ci njëlbéen semaine bi passé ministre de l' agriculture et de l' équipement rural docteur Moussa Baldé jaar na Tivaouane ci benn tournée ci début campagne bi wax dëgg yàlla keroog bi mu fi jaaree campagne bi tàmbali na fii ci Tivaouane ñu bari ñëw nañ doon jaay gerte kilo 210 loolu moom lu am la am na ay points yoo xam ne si ñu ngi jaay kilo 210 mais ku ne xam na ne nag ren campagne bi am na tuuti difficulté parce que du ñëpp ñoo nangu 210 yooyu 210 yooyu points yi nga xam ne ci seen gerte taxul mu fees noonu ñoom nangu nañ ko ñu ngi koy jaay mais la majeure partie ci biir réew mi nanguwuñ jaay 210 ñu ngi jaay ay 240 ba 250 loolu nag comme ni ñu ko waxee rek
ñun bañuñu sax gerte gi dem ba 500 mais nag li may wax rek mooy liggéey bu nekk dañ koy organiser parce que bu ñu waxee ni campagne commencé na le 3 passé étranger yi nga xam ne ñooy ñëw Sénégal di jënd si gerte biir Sénégal commencé 1 mois avant le 3 boobu ñoom tàmbali di jël gerte gu baax gi avant nationaux yi avant sénégalais yi nga xam ne si ñoom ñoo war a jënd loolu laa ni problème la état dafa waroon a fexe ba ñëpp di départ ndoo mu fexe it ba ñëpp kenn ku nekk yam ak sa moroom nooy jënde waaye suñu contrôler kii bàyyi kële mu libre fu ko neex taxaw fu ko neex jënde kii nag moom dañ koo tënk ci point de collecte ma ni laa moom vraiment day am problème moo taxoon ma ni li gën ci ñëpp mooy prix bi sax fu ko neexee na fa yegg 500 parce que ñun bëgguñu dul baykat bi gën a jariñu waaye nag nañ ko organiser ba nga xam ni kenn ku nekk da nga mën a def sa liggéey normalement tey damay wax ni leen nañu def attention toujours parce que étranger yi am na dëkk yoo xam ni comme ni nga ko waxee léegi journal bi ma tudd benn dëkk mais am na dëkk yoo xam ne boo fa demoon tey gerte caaf rek nga fa mën a jënd kenn du la permettre nga dugg ci àll bi dem ci baykat bi jëflante ak ñoom wala nga nekk fa interprète xam ngeen dëkk yi may wax donc kon nag bu ñu ñëwee Sénégal nañ leen organiser ñu xam fu ñuy tàmbalee ak fu ñuy yem parce que it suñu semence yi dafa menacé parce que fi mu ne ku ne xam na ni état kese day jël 75 000 tonnes de semence sans compter réserve personnelle yi producteurs yi am ci seen bopp garde ko ca ñooñu di ñëw di jënd si gerte jënduñu gerte gu yama may de gu baax la ñuy jënd gerte gu baax googu nag buñ ko jëndee yóbbu ko vraiment day am problème parce que suñu semence yi day dem man loolu laa wax ma ni état nañu gën a organiser mooy ñi ko seq ñëpp nañu toog xool kan mooy def lii ak kan mooy def lee ba ca topp it opérateurs yi xam ngeen ni ci joxem jiw lañ jógee ca ku wax joxem jiw wax xaalis am na nañu banque yi ay bor yooyu it état naam mi ngi góorgóorlu waaye nag crédit bii nga xam ne moo nekk crédit en cours mooy campagne bi ñu génne nga xam ne gerte gi moo ñor nii état bi fayagul opérateurs yi naam nag jëflante yi wees yëpp rafet na état day fay léeg-léeg yeexaange moo ci am rek mais amuñu ci benn crainte waxuñu it ni bu état fayul duñ commencé ñun commencé nañ bu yàgg mais bu état fayee danañu gën a dimbali pour que ñu gën a am ay ressources yuñ mën a jënd gerte gi donc loolu laa ni daal campagne bi démarré na am na ay quelques difficultés nañ ko diagnostiquer ko xool ko buñ ko xoolee ñu xam ne ko lañ koy saafara leer na maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Modou Fall président fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs gërëm it Aliou Dia mi nga xam ne moo ubbi woon waxtaan yi mooy porte-parole comité national suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon gis-gis foofee kon lañ ci yem ak yéen Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kàddu gi amoon mbégte mu yaa doon ci ànd ak yéen Abdoulaye Diop ne woon ci machine